ngir yombalal leen ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger ci Google Play wala Play Store rek xibaar dootu la rawati di nga bokk ci ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application bii télécharger ko daal mooy lu wóor. asalaamaaleykum mbokk yi Seydina Seck moo fas yéene ñëw ak yéen ci nu ñu ko baaxoo di def saa su ne bu ko jamono laajee mbokk yi tey seeni chronique ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy tolluwaayu réew mi jamono jii di mastawu sénégalais yépp ñi nga xamante ni ñoo fi faatu ñu ngi jaale seeni mbokk di leen ñaanal yàlla jàngoro bi yóbbu leen yàlla na nekk seen mbégte ëllëg àllaaxira njaboot yi ñu ci bàyyi it yàlla na leen yàlla sàmm teg leen loxo di tiit comme ni ñu ko waxee boobu ba tey ñoo ngi tiital sénégalais yi ñoo ngi tiital Sénégal damay rek fàttaliku tuuti balaa maa dugg ci waxtaan bi le 2 mai bu leen neexee ngeen jël seen moteur de recherche ngeen xool ko bokkoon naa si ñi njëkk a gën taxaw wax ne xobbeeku balaa ngaa lakkale mieux vaut prévenir que guérir. keroog ma jug taxaw artu wax ak président de la république wax ak sénégalais yi ne leen lii may gis bu ci ñi nga xam ñoo ñu jiite jëlulee ay décisions fermes et dès maintenant dinañu dund lu métti ëllëg boobu temps waxaguñ sax ay waxu màggalu Poroxaan ma ne na président interdire lépp luy rassemblement ñu commencé jël ay précautions pour mën a fàggandiku jàngoro bi. ndax kat reer bëccëg lañ koy waajal waaye guddi lañ koy yàq mais malheureusement fa la ñuy toog ba luy am ba tey nag mbir mi ëpp ñu loxo ñu xam ni nag ab réew am na fu muy toll nit ñi ku nekk da nga war a jël say responsabilités ñaar la bu peuple sénégalais bi ak bi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite muy commencé ko ci président de la république muy Macky Sall ak gouvernement am ba ñu demee ba jël ay décision boobu ñu ngi toll ci ay 10 cas ñu jël ay décision ferme ne léegi lépp luy rassemblement dañ koy interdire école yi dañ koy tëj jàkk yeeg jumaa yeeg église yi dañ koy tëj 20 heures ku mu fekk ngay dox ci mbedd bi bu ñu la jàppee dootoo ko waxati. au début mu métti woon lool coow li bari woon trop mais sénégalais yi dañoo mujj dem rangé wu ci ginnaaw ndigal loolu kenn doxatul 20 heures bu passé jàkka yi yu ci bari tëj nañ ko école yi tëj nañ ko marché yi donte xeex bi métti woon trop waaye mujj bi tëjoon nañ yu bari ñu dem nag ba jamono ji nga xamante ni tey jii cas yi ñi ngi taxarnaase ñi ngi toll. di waaj a jege ci 2000 et quelques cas déclarés ñu dem ba am ay 1000 ay dépassé 1000 cas sous traitement 19 décès à notre grande surprise nit ñi ne kat mbir mi ngi taxarnaas yi kon kii di président dina gën a durcir lii di peine yi nga xam moom la tegoon mesures yi waa ji ñëw amul lu muy def lu dul ne ku nekk. na nga jël ses responsabilités dañuy jéem a jàng naka la ñuy dundee ak virus bii man mii nag dégagé naa samay responsabilités muy un commandant boo xamante da nga abandonné ses troupes en pleine guerre ba tey jii Sénégal mi ngi toll ci 2105 cas déclarés 176 cas communautaires yoo xamante ni ba léegi ñëwuñ ci cas communautaires yi ndax ci cas contact yi rek la ñu nekk fi mu nekk nii si suñuy xarañte médecin am nañ 782 guéris waaye 1300 ñoo ngi sous traitement ñi ngi leen di faj ci biir 1300 yooyu am nañ ci 9 yoo xamante ni tey jii seen cas graaw na lool te yàlla na leen yàlla yëkkati mu am
21 personnes yoo xamante ne ñoom ñàkk nañ seen bakkan ci Covid 19 bii mbokk yi loolu nekk ay chiffres yu doy waar nekk ay chiffres yoo xam daf ñëw tiital ndax bu ñu ne dëkk boo xamante am na 176 cas communautaires te benn cas bu nekk war a mën a contaminer plus de 30 personnes multiplié ko par 176 mu nekk loo xam ne nag jëluñu ci ay mesures war a mën a stopper lii di doxantu bi nga xamante ne moom la virus bi di doxantu ci àdduna bi wala ci dëkk bi te mi ngi koy def ci rassemblement yi ci contact yi yow nga ne léegi nañu ubbiwaat marché yi xale yi 510 000 élèves yi nekk classe d'examen nañu commencé waat jàngiwaat man de dama lay wax ne bu la yeboo nga def ko 509 999 te génne ci sama doom yow nga ni nañu ubbiwaat jàkka yi maanaam nit ñi tam mën nañoo circuler waat comme ne woon nuñ ko daan defee ndax si noonu lañ fas yéene jàngalee nit ñi naka la ñuy dundee ak virus bi mu nekk mesure yoo xamante ni président dañoo nekk si dëkk boo xamante ni toll ci situation boo xamante ni lépp looy def da nga ci war a concerté wu ak nit ñi am na ay professionnels de la santé mais tey su ma demee ba dégg ki nga xam mooy directrice de la santé Marie Khemesse Ndiaye ne mesure bi moom ñëpp ñoo ko gisandoor concerté wuñ ko ci loolu pour man daf ma gàcceloo donte Macron bi nga xamante ni moom ngay roy lépp avant mooy def discours dina toog 72 heures yoo xamante ne dina fexe ba rencontrer ñëpp ku nekk mu déglu la ku nekk mu sàkku ci yow xalaat bu dajale lépp nag doog a jàkkaarloog population française wax ak ñoom erreur bu njëkk bi yow nga ni mardi nga fas yéene wax ak askan wi ci lundi bi nga dégg 177 cas rek nga anticiper sa discours yàkkamti ak gaawti bu ñu juree doom rëccu lay tudd nit ñi doon xaar ni 18h bi nga waxoon France 24 di nga ko fa indi fa la ñuy gën a indi mbir mi ndax lu nit ñi di gën a toog seen kër virus bi di gën di dellu ginnaaw ci Sénégal waaye yow nga ñëw ne leen jàkk jàngoog ku mën a noddal jël askanu Sénégal sa loxo virus bi ana tey ceeb dund bi ngeen waxoon moom ngeen di jël jox ko askan wi ngir ñu mën a toog seen kër dundee loolu est-ce que loolu kon jaroon na ko 1000 milliards yi ngeen wax ni tey jii moom ngeen jël pour xeex ak jàngoro bii est-ce que tey 1000 milliards yooyu tey lii jaroon na ko ndax wàcc daanoo ci gën a gaaw lii mënoon ngeen ko njëkkee bu yàgg ne woon naa la ne leen 12 milliards 500 yi ngeen jël jox ko les Sénégalais de l'extérieur muy la diaspora sénégalaise xajoon na Sénégal ñaata hôpital la mënoon a tabax ñaata centre de santé la mënoon a réfectionné ñaata appareil respiratoire la mënoon a jënd ndax le pire mi ngi ñëw te ñaanu ma ko yàlla nag situation bii ça va de pire en pire ndaxte waxoon naa leen ne leen nekkul ni def nga couvre-feu limité nga déplacement yi rek de suite da ngaa war a gis résultat yi cuune weesuwul foofu mën ngeen dem ba 2 semaines jàpp 3 semaines ci ngeen ñu commencé gis résultat yi comme ni ma ko waxee tey jii fii ak 1 mois ci la ñuy gis dégâts yeeg conséquences yi nga xamante ni tey moom ngeen jël pour bàyyi askan wi ku nekk mën a dellu ci ses occupations métti na économie bi taxawoon na tuuti ralentiroon na mais lépp loo gis day fekk nga tal ko te la santé n'a pas de prix la santé n'a pas de prix ndax balaa ngaa liggéey pour am koom da ngay am wérgu yaram donc président encore une fois juum nga ci bi nga nangoo céder la pression bi nga xamante ni moom la autorité religieuse doon teg ndax ab njiit war a yoxi say décision dañoo war a ferme nit ñi topp si ndax Macky Sall lépp loo bëgg nit ñi topp la dañ la si daan topp ba nga fi taxawee ne 5 ans ngeen def 7 ans ba nga ko bëggee mu soob la da nga ko def ba nga ñëwee taxaw imposer nit ñi référendum da nga ko def ba nga ñëwee imposer nit ñi parrainage da nga ko def ba nga ñëwee imposer nit ñi sa rakk da nga ko def ba nga ñëwee imposer nit ñi say goro da nga ko def donc ba nga toogee ba tey sénégalais yi du dara loo xamante ni bañal nañ la ko loolu boo leen jaayee doole mën leen ci ba ñu taxawee ne tey jii 20h na ñëpp tëddi wala na ñëpp dugg seen biir kër 20h ba mu jotee ñëpp dañ naan dugg donte premier jour yi métti woon na mais ginnaaw bi ñëpp delloo nañ ci heure boobu fu mu jotee ku nekk dugg sa biir kër ba nga ne na sénégalais yi takk masque
ñu ko amul sax dem nañ wuri ko ngir mën a sàmmonteeg li nga xamante moom mooy décision bi nga wax donc boobu ba tey ni bu leen wax ni sénégalais dañoo dëgër bopp bu leen wax ni sénégalais yi respecté wuñu ñañ teg conditions yi war a mën a tax aussi sénégalais yi respecté leen ndaxte boo fi taxawee tey jii ngeen ne da ngeen di interdire jaay mburu ci biir boutique mu nekk loo xamante ni ñëpp ko daan ñaawlu ndax amuloon hygiène bu taxoon boutiquiers yi war a mën a jaay pain mais delloo si kiosque mburu yi des kiosques de proximité ñu nekk ci biir koñ yi kon buuxante du am ci boulangerie yi fexe leen ba kiosque mburu yi dellu si wat bopp koñ bu nekk mu am sa kiosque mburu xam nga ni sénégalais mën nga ko xañ lu nekk ba mu des mburu ak ceeb rawatina géyeen yi ak jaween yi kenn mënu leen ko xañ donc loolu bu ñu ko defoon buuxante yi ñu gis ci boulangerie du ko am ba pare nag être ferme képp ku bëgg ubbi na nga jël délimité entre deux clients une distance de 1 mètre ñu respecté ko ñëpp nag ku ko deful ñu tëj sa boutique ku ko deful ñu tëj sa supermarché noonu la ñuy dundee ak virus ndax bu mbir ñëwee dañuy war a changer suñuy comportement changer doxalin mais du ngeen jékki-jékki jël ay milliards et milliards def ko ci ay ceeb yoo xam ne ba tey jii sénégalais kenn gisul ceeb bi kenn xamul fu ceeb bi dugg kuñ xamul kenn xamul yan condition ngeen ko joxee ak ñaata sénégalais ñoo contribuer ci lu nu mel gisuñu ci dara xëy un bon jour ñu kilifa yi taxaw ne kenn mënu leen tere julli président nga séddee man ne su ma doon njiit xam ni man maay yore responsabilité tout un peuple lu mën a ñëw dinaa jël samay responsabilité ne su ma jëlee décision c'est valable pour tout le monde warul am exception parce que bu fekkoon décision boobu c'était valable pour tout le monde kon yaakaar na du am ñu jug di taxaw di révolutionner donc nag bant weñ boo ko bëggee jubbanti ci tàng-tàng ba nga koy jubbantee donc lii lu ñu waroon a donc lii lu ñu waroon a jubbanti bu yàgg la loolu moo waral révolte yi yëpp am tey bu ñu taxawee dànkaafu la ne àjjuma biir ñëw kenn mënu leen teel a julli ci diggante bi nga daw res libéré ne woy mën ngeen a julli waaye à condition que ni kenn du dépasser fii ay 20 personnes 12 personnes wala ngeen respecté lii mais bu doon fi ngay mujjee mënoon nañ ko njëkkee bu yàgg Makka bu ñu demee ba tëj Makka Fès Maroc dëkk yi nga xamante ni xamee nañ leen ci diine l'islam ñu nangoo taxaw tëj lu ñu mel loolu mënut a wàññi dara ci seen gëm-gëm mënul wàññi dara ci ñaan bu ñu war a mën a ñaan yàlla suñu borom ndax mi ngi fépp ndax yërmande yàlla weesu na foofu donc pour man njiit da nga war a am courage responsable fermeté cohérence surtout ay décisions yi incohérentes rek la ñuy gis boobu ba tey mu nekk loo xam ne nag man daf maa tiital ndax ba ngeen fi jëlee décision yi bépp sénégalais bi nga xam dafa dee bitim réew kooram mënuñu ko ci Covid bi kooram du ñëw Sénégal boobu la ñuy taxaw ne la lii du fi am ndax li ngeen def ni tegu leen ko fenn ñu naan woy ay scientifique ñoo ñu ko wax ay waa OMS ñoo ko wax te yooyu yëpp dara nekku ci woon dëgg fa laa jaaree di féliciter ñi nga xamante ñoo nekkoon ci collectif bi yëpp ci seen combat ci seen engagement ci seen détermination chapeau les gars nit ñi ne bu ñuy wax man du ma ci attaquer ay ministre des affaires étrangères parce que tey ñëpp xam nañu tey décision finale bi Macky Sall moo ko yor ba mu supprimer poste premier ministre ba tey dem assemblée nationale ñu jox ko pouvoir yëpp donc Sénégal tey lu fi xew dañu naan moom la ndax ba ñu xëyee cour suprême joxe lu muy joxe moom mu xëy le lendemain taxaw dellu ci ginnaaw donc moo gën a fort ñëpp lu mooy Sarr wax Macky Sall ko waxloo lu Amadou Ba wax Macky Sall ko waxloo lu François Gaye wax Macky Sall moo ko waxloo kasaalika nag ak directeurs généraux ñëpp ak ministres yëpp donc coow li foofu la nekk sénégalais yi nag ñu ngi dund jamono jii njàqare ñi ngi dund tiis ñi ngi dund moment yu gën a métti ci seen dund bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul yëpp moo tax nag mbokk yi comme gis nañ doxal bi nga xamante moom la suñu nguur gi doxee ñun nañuy jël suñuy matuwaay bu ñu xaar nguur ci dara parce que ils ont montré leur limite
jël nañ mbas mi féetale leen ko te amaana de lu mu waxoon ci tàmbale bi ay buroon dëgg ak a neexoon taxaw jàppale famille yi jàppale ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen liggéey ci crise bi ñi nga xam ne daan génn di bëccëg nga xamante ne bu ñuy génnul du ñu am lu ñu indi ci kër gi ñu taxawu leen ba nga xam ne dañoo mën a toog seen biir kër jox leen dund bu doy naka te yoo ay gént la ay naxe mbaay la loolu moo ma naqare ci mbir mi moo tax bu ñu tegul condition yu tax ngeen war a mën a fàggandiku jàngoro bii yéen jëlal leen ko seen bopp bu ngeen amee seen xaalis ngeen jënd seen masque bu ngeen génnee ba ñëw fóot ko bu ngeen jël fer bu tàng jër paase ko mu rey microbe yëpp fu ngeen toll ngeen di raxas seen loxo ak saabu ku ci am ay gel bu baax bi laa wax nag nga koy def sa poche chaque 2 heures temps nga génnee def sa loxo raxas sa loxo ngeen takk aussi ay lunettes parce que virus bi dafa mën a jaar ci gémmiñ wala ci bakkan wala ci bët donc ça sert à rien nga takk masque rek bàyyi say bët noonu bu ngeen demee di jënd it ngeen fexe ba respecter distance 1 mètre boo xamante ne moom mooy dox sa diggante ak sa morom bàyyi joxante loxo bi xam naa sax lii yëpp xam ngeen ko waaye du nekk rek dañ la koy fàttali ndax la répétition est pédagogique du ñuy jug si di leen fàttali ndax fi mu nekk nii président nee na leen lu golo xam na bootee doomam te ngeen téye xale yi ci kër yi téye leen xale yi ci kër yi ndax jamono ji dara wóoratul fi mu nekk nii ak cas communautaire yi nga xamante ne moom mooy 176 cas communautaire yoo xamante ne ñu ngi partout au Sénégal partout nag fu ne waay mën na ko fa jëlee mën ngaa jël sax matuwaay yu mat sëkk mais du tee nit mën na ko jëlee feneen wala nga def ci boutique ba di jënd jëlee ko fa moo tax yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla musal ci jàngoro bii yàlla na ko yàlla jëlee ci àdduna bi yàlla nañu delluwaat ci suñuy activité comme ni ñu ko daan defee yàlla may ñuy wër ñu feebar mooy 1300 yi ak ñeneen ñu nekk ci àdduna yëpp yàlla na leen yàlla yëkkati te xam ne bu ñu doon bu fekk daf ñuy yar tamit yaakaar naa leçon bi moom jàpp nañ ko leçon su moo tax yàlla ñu koy ñaan mu teggil ñu mbas mi ne ndax nu ñu nekkoon ci àdduna dafa ëppoon ndax yàlla moom ku ko ragalul rek sàkk na loo ragal moo waral mu indil ñu virus bii waaye yàlla xamal ni jàng nañu leçon bi déglu nañu message bi ñu ngi lay ñaan ab njéggal ñu ngi lay ñaan nga fàggal ñu mbas mi le mbokk yi maa ngi jéggalu buñ fi waxee loo xamante ne waxawul xam ne suñu matadi rek la di sant yàlla it buñ fekkee kàddu yi rafetlu ngeen ko ñu xam ne lépp suñu borom la di leen gërëm bu baax di leen sant Seydina Seck di leen jox dig daje ci beneen yoon ci beneen waxtaan jërë ngeen jëf. ngir yombalal leen ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger ci Google Play wala Play Store rek xibaar dootu la rawati di nga bokk ci ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application bii télécharger ko daal mooy lu wóor.